voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi teg nag ñu toog ak kii nga xamee ni moo di Cheikh Gueye nekk itam ci benn cadre unitaire boo xam ne bii daanaka jéego ya la ko tax a jóg du lenn lu dul l'islam tey nag ñu ñëw tey tamit jéego yu am solo ngir tam boole yu baree bari yoo xam ni xëy na jamono sax mënoon naa dikk nga njortoon ne loolee mënees ko mën a boole Cheikh Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sëñ Maodo di leen ziar bu baax a baax. di nuyu ñi nga xamee ni ñëpp ñoo ñuy déglu ci émission jano bi di rafetlu invitation bi te di am yaakaar ne waxtaan wi ñu fiy waxtaan dina am solo ñuy yëkkati suñu kàddu kon ci turu cadre unitaire de l'islam au Sénégal muy kuréel gi nga xamee ni moom la ñu sos ngir boole këru diine yëpp ak kuréelu diine yëpp. Très bien. ngir ñu mën a gën a ñoŋal suñu dundandoo. ak suñu sellal suñu dund ci suñu réew. d'accord Cheikh ci loolu yaakaar nga ne li ma lay njëkk a laaj est-ce que yaakaar nga ne liggéey bu yomb la maanaam ci bidaaye bi c'est-à-dire que ci début bi. waaw liggéey bu jafe la waaye it liggéey bu yomb la. ndax liggéey bu jafe la boole ay kuréelu diine yu wuute. wuute cëslaay wuute gis-gis wuute aussi ci benn wet ay jëmukaay waaye yomb na tamit ndax bu kuréelu diine yu mel noonu dajaloo fekk na mu am lu leen yëkkati pas-pas bu ñu bokk ba nangu ñu kuñ ci yëngal rek nga ni oh loolu de moom ñor na lu ma ñor la muy booloo ñi nga xam ne ni ñooy askanu Sénégal boole jullit yi Sénégal dafa nekk réewum jullit réewum ngëm bokk na ci réewu ngëm yu gën a jiital ngëm ci àdduna bi ci ay recherche yu wóor yoo xamee ni ñoo ko wone kon lépp lees fii def dafa war a nekk loo xamee ni ngëm da koy jiitu da koy jiital day jiital ngëm loolu nag ba nga xamee ne yëkkati nañ ko ne dañoo bëgg a sos cadre unitaire bi kuréel yi nga xamee ni ñooy yu Touba yu Tiwaawoon yu Njaasaan yu Laayeen boole ci association islamique yi muy Jamaatu Ibadur Rahman Rassemblement islamique du Sénégal waa AIS ñi nga xamee ni dégg nañ leen lu bari tamit forum islamique pour la paix ñi nga xamee ni ñoom ñooy ñi signé pacte bi nga xamee ni mooy les 1111 imams de Casamance ak Ñaseen ak Jaamal ak këru diine yi nekk ci réew mi yëpp Cenaba ku ci nekk am nga ci ñoo xam ne ñoo la ci teewal ñu daan def daje yoo xam ni ku ci nekk soo ayee muy màggal muy gàmmu invité sa moroom boole ko ci manifestation yi nga xam ne ni moom ngay organiser muy ay conférence muy ay symposium yooyu ku gis xam na ne léegi bari na ci suñu kuréelu diine yi daje yooyu di nekk ay daje scientifique yoo xamee ni ay boroom xam-xam yu mag ñoo ci waxtaan di ci waxtaan naka la suñu diine ji gisee àdduna ak yi nga xamee ni moom mooy évolution àdduna bi daje yooyu nag ba ñu toogee ba yàgg dañu ne daal jaaduwul ku nekk di organiser say yëf di invité sa moroom rek te ñu yem ci dañu war a sos kuréel goo xamee ni kuréelu xam-xam yi nekk ci tariixa yi ak ci association islamique yëpp ñoom ñoo koy bokk di yëkkateendoo di dóorandoo di xalaatandoo ci at mi yëpp ay pexe yoo xamee ni dina tax booloo bi nga xamee ni mooy bu jullit ñi gën a yaatu gën a dëgër waaye mu bañ a nekk booloo rek toog di wax waaye mu doon booloo boo xam ne day jur jëf ngeen concrétiser ko voilà mu doon lu concret loo xamee ni dañ koy yëkkati jëmale ko ci luy dëgëral suñu diine luy dëgëral li nga xamee ni moom la ñuy tuddee le modèle sénégalais ndax dañoo wax ci recherche yu bari depuis d'ailleurs bi fi tubaab bi nekkee ne Sénégal li tax mu doon réew mu dal boo koy tëkkale ak yenn réew yi mooy diine ji dem ci am solo waaye aussi mbokkoo gi ak tarixa yi sax daanaka ñëpp mbokk lañ bu ñu bokkul tarixa it ñi ngi bokk
ngir gu ñu aju wala ñu bokk ngëm-ngëm yooyu yëpp nag bu ñu ko boolee dañuy gis ne lu ñu mën a dundal la lu ñu mën a yokk la waaye aussi lu ñu mën a jox suñu ay doom la tamit bañ a nekk loo xam ne rek dañ koy wax nii waaye dañ koy tëgg jottali ko suñuy doom ngir ñoom it ñu mën koo wéyal ak suñuy sët ba ci suñuy sët loolu bokk na ci li nga xam ne ni moo tax cadre bi jóg ba mu tax ci concrètement mu yëkkati ay projet yu am solo benn bi projet la buy fexe dugal njàngalum mag ñi ci école bi ñoo jàpp ne jot na bañ koy wax ba tey ñu dox ci ay jéego yoo xamee ni dina tax njàngaleem sëñ Touba njàngale maam Alaaji Malick njàngale maam Ibrahima Niass ak Ablaye Niass njàngale suñu magu diine yépp mën a dugg ci école bi suñuy doom bu ñuy jàng moral walla baax walla nan la ñuy jàmmonteeg suñu ay moroom ñu mën koo jànge ci suñu diine ba tax ñu ne dañuy tëgg benn téere boo xam ni dañ koy laltaaye alxuraan ak hadiis dafa tey boole ci li ci sëñ Tuubaa jàngale yëpp ci jàmm li maam Alaaji Malick jàng ci loolu li waa kër Medina Baye jàngale ci loolu li waa Léona Niassène jàngale ci loolu li waa kër yëpp ku ci nekk li nga ci jàngale ñu dajale ko ci benn téere loolu ñu ne nag dañ li ñuy fexe mooy ministre de l'éducation nationale jël ko ñu jàppale ko ci ñu tëgg ko ay téere dugal ko ci système éducatif bi. Ah, c'est parfait. ñi nga xamee ni ñoom ñooy jàngale jot ci élèves yi nga xamee ni ñoom ñooy jàng ñoom it jot ci ku ci nekk bu fekkee ren ci ñi jàmm la ñu jël def ci téere bi bu déwénee ñu jël mbirum bonne gouvernance mbiru corruption mbiru leneen ak leneen loo xamee ni dina tëgg ci xelu xale yi lu bees lu jóge ci seen cosaan waaye luy jàngale jàmm luy jàngale jub luy jàngale set yooyu yëpp ñu koy tëgg ci ay téere di ko tas ci réew mi. d'accord. bokk na ci projet yi ëpp solo am na yeneen yoo xam ne aussi mi ngi suñu kanam. alors ci cadre unitaire boobu nga xam ne maanaam li ko sabab rek mooy islam fii ci biir Sénégal ñëpp nekk benn ñuy traversé nag benn période boo xam ne biir réew mi mbas mi dafa doy waar lool. alors lu toll noonu ku koy yëkkati war a am taxawaay itam ci lii fu ngeen ci toll. waaw loolu lu am solo la ndax ku yëkkati boobu taxawaay boobu pas-pas ci réew mi lu toll ne mbas mi yegg si fi war nga ci am tamit taxawaay moo tax ba mu dooree li ñu njëkk a def mooy dem seeti ñi nga xamee ni ñoom ñooy waa centre des opérations d'urgence sanitaire mooy kuréel gi nga xamee ni su bëggu jot moom mooy tëral ay pexe ngir feebar bi bañ a law muy docteur Bousso jiite ko bañ leen seetee ñu waxtaan ak ñoom waxtaan wu yaatu ñu wax ñu li nga xamee ni moom la ñu bëgg mu doon message boo xamee ni bëgg nañ sénégalais yi jot ci jaarale ko ci diine ji jaarale ko ci kuréelu diine yi ñun tamit ñu wax leen ni ñu gisee ne buñ ko taxawee sénégalais yi fépp fu ñu nekk seen xol ak seen xel dina yëg li nga xamee ni moom la xeex bi laaj pour ñu mën cee def ay jéego ba ñu jógee ci loolu ñoom ci seen bopp ñuy yëkkati ñu ne ñu nañu yëkkati kenn ci ñun boole ko ci seen kuréel nga xam ni bis bu jot 9h ba 10h ñoom la ñuy dajee bu ñu dajee la pexe yi ñu tëral kooku mën koo ñëw yeggale ko waa cadre bi su ko defee taxawaay buñ ci waa mën a taxaw ñu taxaw ci loolu moom lañ ci njëkk a def comme jéego ginnaaw gi nag bi nga xamee ne dem nañ ba mu xaw a yàgg ñu gis ne tëju jàkka yi ak jumaa yi loolu yëpp ginnaaw bu ci nguur gi jëlee décision toog nañ 2 weer 3 weer ba nit ñi commencé ci tokki ñu gis tamit ne contrairement ak li nga xam ne moom lañ yaakaar jumaa yi ak jàkka yi ay lieux yu organisé lañ nga xam ni jàkk boo dem jumaa boo dem am na comité bu koy gérer am na kuréel gu koy saytu kuréel yooyu lu ñu mënul organiser amul moo tax ñu amoon njort bu rafet ci ne bu jumaa yi ubbee
jàkka yi ubbi mënees na koo organiser ba du jur loraange. ñu bind ci suñu benn déclaration bi ko président de la République jotee ministre de l'intérieur aussi jot ci ñu dajeek ñoom daal di waxtaan weccee ci xalaat ba tax bi ñuy ubbi jàkka yi di ubbi jumaa yi ñu tenir compte ci li nga xam ni moom la ñu proposé woon comme ay mesures. ginnaaw loolu it wut nañ suñu ay pexe bopp. ci ndimbalu organisation boobu ñuy wax OSIWA. ngir fexe jënd ay raxasukaayu loxo. yoo xam ne dina permettre jàkka yi ci bëri ñu mën li ko faa teg nit ñi kuy dugg. mën ci raxas sa loxo. def aussi suñu spot. boo xamee ni spotu sensibilisation la. buy fàttali ndigalu kilifa diine yi ndigalu xalifa yi ci mbiru mbas mi. ak lépp loo xam ne war nañ koo bàyyi xel. jëm ci naka la nit ñi war a taxawoo wala taxawee ba nga xam ne ni mbas mi du lore loolu yëpp ñu fàttali ko ci spot bi. spot bi fi mu nekk nii mi ngi jàll ci télévision yi ak ci rajo yi. d'accord xam naa bu fekkente ne dégg naa sa wax bu baax a baax ak cadre bi ren ji yaakaar naa ne tabaski 2020 bi amaana ñun ñëpp defandoo ko. est-ce que yéen a ngi def ay jéego également ci koor gi parce que tamit li nga wax ni normalement début bi d'accord mais résultat bi foofu loolu bopp bu ngeen fa àggee dana baax lool. xaw ma nag lan mooy seen perspective mais. lii nga xamee ni nii mooy xew ren ñi ngi koy rafetlu bu baax. très bien di ci sant yàlla moom rek moo ko def. jéego sabablu ñi ngi ci woon. ndax ci suñu taxawaay ci la ñu organiser woon benn daje ñaari at ci ginnaaw ci ndimbalu ministère de l'intérieur. ministre de l'intérieur ci boppam présider ko. ñu dajale ñaari commission yi. ñu commission CONACOC commission suñu baay. Iyane Thiam ak commission bi nga xam ne ni muy commission des musulmans du Sénégal oustaz Mame Gor Ndiaye jiite ko ñu daje bisub lëm ngir saytu lan moo waral wuute yi. yegguñu sax ci wuute fiqh gi waaye déjà même ci ni ñuy observer. ak yan jéego lay mën a teg ba loolu bu deñul it mu wàññeeku. ba ñu am ci ay conclusions yu toll ci juróom-ñaari poñ. ba def ko déclaration. loolu jàpp nañ ne étape bu njëkk la ndax jafe na ñaari commission yi ak ni nga xamee ni ñoo ko séq. ak ni nga xamee ni noonu la ñuy gisee. ak fikra yi nekk ci biir. waaw ak ya ca biir. ñu mën a daje ba toog sax waxtaan. te bis boobu yàlla may nañu ñu def loolu. c'est très bien. ba nga xam ni. bañ ci jógee boobu ba tey waxtaan wi mi ngi wéy d'ailleurs maa ngi ciy profité di jaale suñu maam suñu baay imam Iyane Thiam ki nga xam ne ni mooy El Hadj Thiam. nga xam ne ni moo doon secrétaire am nga xam ni moo nekkoon diggante bi. di yore puso. chaque jour ñu bokk aussi ay groupe WhatsApp. ñaari commission yi fi mu nekk nii am nañ ay représentants ci benn groupe WhatsApp boo xam ne at mi yëpp dañuy waxtaan. di séddoo di weccee xalaat ci naka la ñu mën a gën a. parce que ñëpp ay sénégalais lañ bon. ndax ñëpp ñoo bokk réew mi. te ku ci nekk yéene ba nga am. mooy jullit ñi booloo. xaj na nag yaa ngi ci sa cëslaay ak sa gisin waaye li nga xamee ni moom mooy principe bu cadre bi moom mooy muñalante li nga xamee ni moom la ñu wute. te ànd ci li nga xamee ni moom la ñu bokk. boobu principe nag moom la ñuy doxee donc ci weer wi lii ñu yàlla defal nii mooy mos a nekk suñu yéene li ñuy ñaan mooy. mu continuer ci loolu. mu continuer te am nañ ci promesse ministre de l'intérieur ndax ginnaaw bu ñu dajeek moom ñaari weer ci ginnaaw ci biir mbas mi. dig nañu ne dinañu wéyal waxtaan wi ñoom ci seen bopp ñu gën cee dugal seen loxo ngir waxtaan wi mën a jur loo xam ni. dana wàññi bu baax. li nga xam ne moom bu jeexul à 100% mën naa dem. benn ba faf sax loolu mu daal di wàññeeku. alors xam naa dana laaj benn digression sax laay def dugg ci leneen lu tax nga def sa thèse ci Touba lu la ci poussé waaw. loolu moom lu yàgg la maanaam ñun ci yoon wi lañ juddoo ci la ñu yaroo. mu jóge ci suñuy waajur ba ñuy jàngit ñu bàyyi woon xel bu baax a baax. liggéey bu ñu mën a defal sëñ Touba ñu def suñu jàng fi université Dakar ba jeexal. dem France foofa nag fa la ñu ko proposé
mën naa wax ni du man sax maa ko proposé. tubaab yi nga xamee ni ñoo ñu doon diriger. ñoo ni daal Touba doon na réew dëkk boo xam ni. ànd na ak ay yu ko ëmb yu bari yu am solo ci jàngat. yees mën a def thèse. ma ciy sant bu baax sama xarit Serigne Mansour Tall nga xam ni moo fi ñëwoon ànd ak suñu directeur de thèse. at bi ko jiitu ba dem Touba ba mu gisal boppam ñëw ne vraiment thèse ci Touba jot na. ñu def ko macha allah ñu yàlla dimbali ñu ci. ñu def ko mu doon thèse boo xam ne ni daal li ko taxoo jëkk mooy ubbi buntu gëstu jëmale ci Touba ci lan moo tax sëñ Touba sos ko. ci yan principe la ko sose lan mooy taarixu juddu dëkk bi ci boppam lan mooy cëslaay li ak aussi ci yan jaar-jaar la jaar même ginnaaw bi mu làqoo ak évolution bi ci am fii nga xamee ni fi la yegg si dem ba nekk ñaareelu dëkk bi gën a mag ci réew mi ci population waaye aussi ci yaatuwaay mu doon loo xam ni am na njariñ yu bari nag tax gis naa ne ginnaaw man ñu bari jël nañ thèse bi gën koo yaatal gën koo yokk muy fii muy bitim réew lu bari aussi ci lu ci yoon wi di soxla dina ko ci jële mu doon kon loo xam ne daal ñu ngi ci bëgg nañ ci bu baax a baax ñu génn ci benn téere bu tudd Touba la capitale des Mourides doon téere boo xam ni ñi ngi ko moole France. d'accord jaay ko fépp ci àdduna bi fi mu nekk nii foo dem ci àdduna bi fekk ko fa. d'accord mbokk yi ma ba fàttali ba léegi ne ñu ngi ci jano bi tey nag ñu toog ak ki nga xam ne moo di Cheikh Gueye ñuy waxtaanee li nga xam ne dafa aju ci wàllu cadre unitaire et seen objectif en ce moment là lu ngeen nar ci objectif yi gën a proche. waaw fi mu nekk nii daal li nga xamee ni nii moo gën a proche mooy jël téere boobu ñu mool. dugal ko ci système éducatif bi. mooy téere bi ma doon wax sànq. fexe njàngale mag ñi. kër diine gu nekk. këru diine bu nekk joxe nga ci li nga xamee ni nii. est-ce que yéen a ngi bàyyi xel laïcité bi wala ça ne crée pas un frein wala. maanaam ñun li ñu jàpp mooy. laïcité Sénégal. mënta bokk ak laïcité France wala laïcité feneen. laïcité Sénégal dafa war a nekk laïcité boo xam ni diine mooy cëslaay bi. ah bon est-ce que dans ce cas là de noonu lay mën a tuddee tey laïcité. maanaam loolu dañ ko tuddee laïcité à la sénégalaise. waaw à la manière sénégalaise. voilà donc laïcité sénégalaise moom day reconnaître diine. nguur gi day def programme sur les villes religieuses. jàpp ne dafa war a dugal xaalis bu bari ndax xaalis bi sénégalais yi ñoo ko moom te li ñor sénégalais yi mooy diine. ok li ñor sénégalais yi mooy tariixa yi. mu jël xaalis loolu nag xam nga wax coow yooyu wala bokk idée yooyu. amoon na ay temps nag xewu fi woon. waaw à l'époque laïcité boo ko tuddaan dafa mel ni sax ñun ñoo gënoon a nangu laïcité ni ko France di defee. mais fi mu nekk nii dafa mel ni ñu bari seen xel nangu na ne même bu ñuy dund laïcité war nañ aussi dund ko ci suñu ngëm-ngëm. ba tax ñu jàpp ne lu war a yomb la. ñu dugal diine ci école yi te boo xoolee ni nga xamee ni nii moom la système public bi di doxee. diine dugg na ci ba pare nguur gi ci boppam ubbi na ci ay bunt créer inspection des daara. am na créer gi bac arabe. oui am na. gi dugal arabisants yi concours yenn yi ñu gis ne yooyu yëpp ay ubbeeku yu bees la. waa ba yiy bëgg a yàgg la sax yooyu waaye dañu war a dem nag plus loin. plus loin mooy fexe diine doon loo xamee ni day doon suñu cëslaay ci suñu yar. ba tax suñu doom yi bu ñu leen yóbboo muy jardin d'enfants yi gën a tubaabee it nañ fa jàng diine te téere bu mel noonu loolu lay indi ndax ci français nañ ko bind def ko traduire ko ci arabe traduire ko ci yeneen làkk yi ba tax ku ci dem di nga gis ci sa cëslaayu diine li ci alxuraan jàngale li ci hadis jàngale ak li ci mag ci jàngale nga mën ko caa jële loolu bokk na ci li nga xamee ni moom la ñu yëkkati semaine yii di ñëw bëgg nañu vraiment mu doon loo xam ne dañ koy sottal beneen bi bu am solo la. mooy projet bu tudd kàggu. dañoo gis ne foo dem ci réew mi ay bindkat a fi dekkoon bind ay téere yu am solo. dajale ko ci ay kàggu waaye dafa mel ni lu ci bari mën naa yàqu ndax
denc bu yàgg ñu ne nag dinañ yëkkati alal def ko ci ay machine yoo xamee ni daf ñuy permettre foo ci dem fu ñu ko soxlaa la nga xamee ni bëgg nañ ko ci archiver ñu dugal ko ci machine yooyu archiver ko ba dootul yàqu ba tax lu mel ne la amoon Mali wala la am feneen ñoo xamee ni dañu bëgg ñëw yàq njàngale mag ñi wala kàggu mag ñi bu ñu ñëwee fekk loolu yëpp sàmm nañ ko ba pare loolu bokk na ci projet yi ëpp solo ñi ngi ko doore IFAN ndax IFAN boo ko seetloo chercheurs yi fa mos a jaar yëpp créé nañ benn département boo xamee ni islamologie la def fa dajale fa mbindu mag ñi lu bari suñu xarit docteur Jim Dramé moo koy jiite xam naa Jim waaw professeur Khadim Mbacké moo fa nekkoon ñu am partenariat ak ñoom boo xam ni daf ñuy permettre la fa nekk ci ñu denc ko fa déjà ci lañ commencé la fa nekk yëpp ñu digitaliser ko dugal ko ci ay machine denc ko foo xamee ni yàqu dootu fa yegg loolu bokk na ci suñu ñaareelu projet ñetteelu projet bi dañoo gis ne lu bari ci réew mi ci ay yëngu-yëngu li koy indi mi ngi jaare ci ay wax yoo xam ne dañ koy wax ci réseaux sociaux yi ci médias yi ñu am ci programme bu am solo ci foofu ñu am ci partenariat bu am solo ak waa Facebook ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ba ñoom ci seen bopp ñu xam ne luy yàq ci réew mi warta jaare ci ñoom voilà très bien ñu daal di fexe am collaboration ak ñoom def ak ñoom fii séminaire di continuer di jokkoo ak ñoom ba tax lépp loo xamee ni tey génn na ci Facebook bi lu mën a tas réew mi wala mu yàq booloo réew mi ci saa si lañ leen koy wax ñu daal di koy dindi loolu mu doon lu am bu génnee rek boo leen informé rek ñu enlever ko ñu dindi ko ñu xam ne ñii jàngat biñ ci def kenn mënu koo def ci seen place ne lii luy yàq la waaye it terewut maanaam li nga xam ne nii ñu ngi koy yëkkati ñun ci ay message yu baax tey jii nii bu ñu gisoon interview bu am solo boo xam ne nit def na ko ñu dugal ko suñu page Facebook ci saa si Facebook ci boppam joxe ay coupon yoo xam ne ni dina permettre téeméeri junni nit jot ci lu mu gàtt-gàtt très bien yooyu ay pexe la donc loolu mooy suñu ñetteelu projet am na projet ci weer wi wax dañ ko léegi donc boobu tamit projet bu am solo la ñu ngi ci am yaakaar donc projet yu mel noonu la ñu yëkkati mu doon yu concret yoo xamee ni du ay wax rek comme ñi daal dajaloo nañ kuréel diine yëpp a ngi ci dajaloo waaye dañuy jëf ñu am ay projet yu am solo loolu moom mooy tax moo yëkkati cadre bi moo yëkkati cadre bi alors cadre bi ci boppam mu dajale ay nit yombul ci biir kuréel yi am na ñoo xam ne dañuy xaw a neex a waxal lool am ñoo xam ne dañuy xaw a naqaree waxal am ñu xaw a équilibré est-ce que parce que tamit li boroom xam-xam yi di wax naan booy sàmm nit moom plusieurs yat nga yore je ne sais pas ban stratégie ngeen di jot ba kenn ku nekk ban système de communication ngeen utiliser est-ce que ni ngeen di waxtaanee ak benn association comme Jamaa Ibaadu Rahman wala salafit yi wala tijaan yi wala murid yi ban fu ngeen di jaar c'est pas facile ah. waaw yombul waaye li mu laaj rek mooy yaatu dënn yaatu ginnaaw. ndax kuréel yi am nañ taarix bu ci nekk. ci naka la yegsee ci réew mi. naka la tooge ci réew mi. yan taxawaay la am. waaye yaakaar naa ni dañoo yegg ci benn moment boo xam ni dafa ñor. booloo gi dafa ñor. dafa ñor fi àddina bi toll. surtout ñor ñëpp. tax mu ñor ñëpp sur le plan sécurité oui. wasatiya bi nga xamee ni moom mooy principe bi digg doomu. dafa mel ni dafa xew tamit. soo gisee ñëpp dañu bëgg booloo ndax it dafa am ay menaces yoo xam ne dañ koo bokk. bu ñu nekkee di werante ci mbiru diine. te fekk am na luy ñëw ci suñu kaw. werante wi dafa war a dakk ba ñu jàmmaarloog yooyu. ba noppi ñu door a continuer di werante suñu werante yu sew ci suñuy wuute yu sew. loolu mooy principe bi ba tax tey jii nii buñ nee nañu yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci mbiru homosexualité. loolu xam nga ni mënees na cee ànd wax ci. lu ñu wuute ay xalaat. loolu mënees na cee xalaat mënees na cee bokk xalaat. suñu muy ci. corruption par exemple muy ci mbiru corruption. muy ci mbiru code de la famille. bonne gouvernance aussi. muy ci mbiru bonne gouvernance yooyu yëpp. boo xoolee kuréelu diine yi ñoo ci bokk xalaat mais cadre unitaire bi du mbiru kuréelu diine rek
ok dafay bëgg lëkkale aussi ay élite wala ay catégorie acteurs yoo xam ne daawuñu waxtaan xam nga wax nañ léegi ni turuxu suufi yi fu daje nañ ci ak ñi nga xamee ni ñoom ñooy ñi ñuy tuddee wahabit wala ñi nga xamee ni bokkuñ ci tarixa yi waaye it wala salafiste yi wala waaw léegi boo xoolee ci biir da ngay gis ñoo xamee ni ci université yi francophone yi lañ jóge ak ñoo xamee ni ay arabisants lañ boobu daje yombul tamit waaw parce que idéologie ñoo du ci nekk fa nga jële fa nga nàmpe waaw fa nga nàmpe loolu it daje boobu tamit dafa am solo lool waaye it daje ay chercheurs ñoo xamee ni ci recherche lañ nekk ak aussi ci ñi ñuy def recherche yi souvent da ngay gis ñu bari ci ñun dañoo def seen ay gëstu yu bari ci tarixa yi waaye du mosuñoo taseeg waa tarixa yi waaye dañuy bokk même cadre boo xamee ni ñii ay chercheurs lañ waaye ñii ay sëriñ lañ ñuy daje di waxtaan loolu yëpp cadre bi daf ko yombal moo tax mu mën a def ci diir bu gàtt liggéey bu yaatu bi nga xamee ni moom la def mu doon loo xam ni it réew mi da ko soxla ndax soo xoolee fi mu nekk nii réew mi ni muy doxee da ngay gis ne gérer diine dafa doon jafe-jafe ci suñu état ndax cosaan la suñu état xeex ak diine cosaan boobu moom la nàmp ndax ci colonisation la fi suñu état jóg yegsee ba tax fu mu toll day am relation bu xaw a doy waar ak waa diine ji ok relation moytu surveiller contrôler waaye aussi relation dugganteeg ñoom ñaari relation mais Sénégal est-ce que Sénégal yaakaaru loolu ni mën na constituer benn exception à la ci règle bi parce que Sénégal réew la moo xam ne pratiquement ñu jiite ñëpp même ñu ne ci état bi ay taalibe lañ. loolu it mu nekk na ci effectivement. bu dee président taalibe la ministre de l'intérieur ab taalibe la keneen noonu. waaye mais xam nga état dafa. wala xëy na application yi mooy. état dafa impersonnel. naturellement oui. état moom soo xoolee principe bam mooy. la république. te boo xoolee histoire république da ngay xam ne histoire la boo xam ni diine wala yàlla boolewuñu. waaw non pratiquement non. kon nag bu fekkee am na effectivement aspect impersonnel. mais aussi am na aspect incarnation aspect personnel. c'est-à-dire boo xamee ni ku ci nekk ci ñun muy président assemblée nationale président de la République ku ci nekk. am nga yëg am foog ci diine. ngëm moom laa lay wax nii. moo tax nag ñaar yooyu warta juuyoo. aspect impersonnel bi ak aspect personnel warta juuyoo. dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a lëkkale ba tax ñoom ñu xam ne diine dañ ko war a wutal ay jumtukaay yoo xam ne moom lañ koy gérer. mais créé woon nañu fi ministère des affaires religieuses au début. ñu ngi jaale encore bu baax ministre Bamba Ndiaye. mi nga xam ne moom yore woon na ko jamono Ablaye Wade. ci jamonoy Ablaye Wade. bi ma dajeeg moom ci ab émission sax yàggul ñaari yoon. biir avril bi. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin mu doon premier ministre boo xam ni yor na diine ji. te booba ba tey amaatuñu beneen. il paraît que Macky Sall xawoon naa xalaat lu mel noonu xaw ma fu ñu ci mujj. waaw mais dafa mënul ñàkk. ñu am kuréel gu mel noonu ci nguur gi boo xam ne ni loolu rek lay lijjanti. waaye it ñu am maanaam benn bànqaas boo xam ne bi bànqaas boo xam ne ni loolu rek lay lijjanti. wàllu diine rek. wàllu diine. ok loolu dina tax mu gën a am doole. saytu askan wi ci seen diine. waaye tamit mu bañ a nekk rek ab ministère. waaye mu doon nguur gi fexe tamit lii cadre unitaire bi réussir maanaam fexe lëkkale kuréelu diine yi ba nga xam ni wuute gu ñu mënoon ci wuute it mën nañoo toog waxtaane ko moom ci boppam mu créé li ñuy wax au conseil des religieux. maanaam kuréelu diine yëpp même ba ci jàngu bi ñëpp mën a daje. ñetti weer wala ñaari weer yu nekk. am lu ñu waxtaane kenn ku nekk du tee la way nguur gi. soxla na ko ci wet googu mu leen damaa bëgg ngeen daje waxtaan ci lii wax ma ci seen xalaat. loolu lu jot la ndax li nga xamee ni mooy xew ci Mali xew ci Burkina xew ci. yooyu yëpp loolu moo koy moytu. loolu moo koy paare quoi moo koy baare dañ ci war a am taxawaayu prévention. mu bañ a nekk rek loo xamee ni dañuy xaar toog ba yàgg
revendication yi bari frustration yi bari ba tax ay nit jóge fee indi yu mel noonu lu mel ne terrorisme rek ñu kaw ndax jamono ji ku nekk xam na ne cadre unitaire loolu it bokk na ci li ko yëkkati xeex extrémisme très bien extrémisme bi njàngale mi nga xamee ni moom la ñu fiy jàngale mu doon njàngale moo xamee ni du yóbbu xel yi suñu xeli doom yi du leen maanaam radicaliser yóbbu leen ci ay xalaatin yoo xam ni dëppoowul ak xalaati cosaan yi nga xamee ni moom la ñuy jàngale te day xaw a juunoog jàmm tamit tuuti te nga xam ni su fi baree day dàq jàmm day luubal wala bokk mu yàq li nga xamee ni moom mooy cohésion sociale bi am bi nga xamee ni moom moo fi nekk te nga xamee ni li mu fi mos a jur mooy gën a jël mbokk gi fi nekkoon boole ci diine ji tamit gën a dundal mbokk gi gën ko dëgëral est-ce que gisuloo ne par exemple comme li nga waxee léegi nii lu mel ne ministère de l'intérieur nga xam ne tey bu màggalu Touba amee wala gàmmu Tiwaawan wala Layeen wala Ceneba wala Ñaseen fu mu mën a doon dañuy woote ay CRD ay CDD ci ministère bi est-ce que tey jaaduwul woon ñu wut benn département boo xam ne bi ci au niveau du ministère de l'intérieur nga xam ne tey daanaka ay religieux rek Tijaan murit ñëpp a koy bokk waa réew mi yëpp nga xam ni CRD bi sax mën nañu ko defee Touba on n'a pas besoin ministre bi ñëw ay wootee fii nangam léegi nag suñu paree suñu ko joxee conclusion yi moom moo yore armée yore gendarmerie yore sapeur pompier léegi ñoom ñu tiré conclusion yi après kenn ku nekk complété te mu jàll c'est beaucoup plus rapide. loolu daal te moo doon gën a gaaw sax. xam naa da ngaa dégg suñu waxtaan. non non yàlla xam ne dama ko yàgg a xalaat. au conseil. boobu may wax noonu mënul ñàkk. dañoo dem man yàgg ça fait ay 5 ans ci gannaaw ma koy xalaat 10 ans ci gannaaw. mënul ñàkk war nañu ko taxawal nag léegi. ministère de l'intérieur fu mu soxlaa. lu jëm ci loolu. mu am ñu mu waxtaanal. lu mu ci am ci ay mission yu mu ci war a dox. ñooñu dox ko ñooñu mën ko ci. da koy noppal sax daal di ko ciy conseiller. yombalal ko itam. yombalal ko ndax ku ci nekk ci cadre bi am na ci dëkk wala. kër ko bokk waaw xam loolu it lu jàpp nañ ne lu war a nekk la. mbiru daara yi. dama ko surtout sànq ci lii nga xamee ni nii moom mooy suñu ay point parce que maa ngi doon xalaat mendicité aussi. exactement xoolal problème bi nga xamee ni nii mooy problème mu mendicité ni ci nguur gi amee problème. d'abord problème te pourtant am na benn loi bu ko interdire. am na loi bu ko interdire. mais daf ci am problème mu approche. parce que dafa approche wala application ça dafa am déjà problème mu approche d'abord parce que bu fekkee da ngay bëgg a xeex mendicité. te ni nga ko bëgg a xeexee rek mooy fexe xale yi nga xamee ni ñoo nekk ci mbedd mi génn mbedd mi waaye nga bàyyi fa mag ñi yalwaan loolu problème la. moom kay bu ñuy dàq ñëpp la ñuy dàq rek. fexe tamit ba ñu bañ a jaawale ñi nga xamee ni nii ñoom ñooy nekk ci mbedd mi yëpp ak waa problème mu daara yi. ndax problème mu daara yi moom dafa am benn injustice boo xamee ni da cee yàgg ñun mën naa wax ne. on est bien placé pour wax ko. parce que bu ko waa daara waxee ñu ne waa daara ñoo ko wax. daara yàgg nañu wax ni nguur daf ñuy xeex daf ñuy te loolu. kenn mënu ko weddi. waaye tey kuy xool da nga gis ne am na marginalisation. bien sûr nguur gi bu yëkkatee alal ju bari jox ko école privée yi jox ko école publique bi daara yi doo dégg jamais ñu wax leen ci. am na nag benn loi boo xamee ne ñi ngi ko doon waajal ñun ñoo ngi nangu ne jéego yu mag mi ngi ciy am. jéego yooyu nag lañ bëgg mu yegg ñu fexe loi boobu ñu daal di koy yeggale fa mu war a yegg ba tax nguur gi mën a génne ci yoon alal joo xam ne moom lay taxawoo daara ji waaye ñun dañoo bëgg daara ñu gën koo saxalaat. moom laa la bëgg a laaj di est-ce que yaakaaroo ne école privée yi surtout nañ ko tudd nañ am courage tudd école privée par exemple catholique yu demee noonu organisation bi ñu am est-ce que daara yi organisé woon nañ ko ba nga xam ne tey dañ am benn interlocuteur parce que aujourd'hui bu amoon looy joxe ne daara yi koo koy jox. tey jii nii ñun jàpp nañ ne loolu réglé na. ah bon c'est réglé. parce que alhamdulilah tey jii nii ñun. alhamdulilah yëkkatee suñu ay kit de lavage. pour jox ko daara yi. ñaari association. muy fédération. bi nga xamee ni nii moom la Moustapha Lo jiite. ak mooy rabita bi. ñoom lañ jël ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo yore daara moderne yi. ku ci nekk dañ la jox. ah c'est très bien kuréel yooyu. booy woo lépp ci daara ñoom ngay woo
donc ñoom ci seen bopp am nañ seen organisation boo xamee ni daj na réew mi. ah très bien. kon léegi dafa jot tey jii nii ñu defal leen ñoom tamit comme ni ñu ko defalee lu jaadu la. plan spécial. très bien léegi ñu bëgg plan spécial boo xam ni du nguur gi rek sax moo ciy jàpp maanaam nguur gi mën na ci am wàll. waaye sénégalais ci boppam la daara ñor. tey jii nii boo ko yëkkati bu ñu yëkkati woon benn plan spécial daal ne 200 milliards lañ bëgg fii ak 5-7 ans. ñu jël ko dugal ko ci daara yi. organiser waat ko mu jeex. organiser ko problème bi jeex ku nekk dem. su ko defee voilà. ñiy def waqf jàpp ci. zakatu sénégalais yi. dugg ci. partenaire bu ñëw bëgg xale yi dootul yarwaat. nga bàyyi wax ji da nga yëkkati alal ji def ko ci kuréel googu nga xam ni moom mooy saytu daara yi buñ ko defee xale yi yelwaan dinañ wàññeeku. très bien bu boobaa dinañ gis ne tamit ñii yelwaan moom du ci jaar daara ji la ñuy génne waaye ci yeneen. waaw am na ay ak yeneen dëkk yi ñu wër sax. exactement bu boobaa nag nga mën a sévir mais mënoo defoo sa devoir par rapport xale yi ba pare foo toll di leen stigmatiser catégorie yooyu loolu ci boppam tamit. dañoo bëgg nguur gi. dafa laaj ay waxtaan yu bees. ak yeneen i jotaay waaw bu bees. ndax fi mu nekk nii ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo yore suñu nguur yi tey ci daara yi lañ génne. ko wóor war nañu mën a am beneen état d'esprit bu bees. bu wuuteeg bi nga xamee ni moom la fi tubaab bi amoon. wala nga xamee ni tas suñuy daara moo ko fi indi woon. ku nekk ñu ngi wax Faidherbe lu bari fi mu nekk nii ci réew mi. di waxtaane statut mais loolu boo xoolee li nga xam ne ni moom moo doon objectifu Faidherbe ku nekk xamoon na ko tas na fi ay daara yu baree bari taal fi ay dëkk ay xeex ay jàngu ay lu nekk ay xeex def ay xeex kon nag loolu pour suñu ñu wane ni suñu souveraineté maanaam suñu bopp ci daara yi pour man ci la war a commencer ci gëdd guñ leen war a jox xam ne yar gi gën ci ñoom la war a jaare bu ñu leen organiser ba nga xamee ni seeni daara gën naa baax gën naa c'est vrai que li nga wax ni dëgg la parce que am na solo ñaari organisation yooyu la daara moderne yi ak rabita bi man am na ñu bari ñoo xam ne xam naa leen ci noonu nu organiser bu ko ñëpp defee boole wàlla ci kër diine yi comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni kattan gi dana gën a bari comme ça état bi aussi ñëw def apportam ci mbir moomu lu am solo lay doon mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci jano bi di fi dalal kii di Cheikh Gueye bokk ci cadre unitaire bi nga xamee ne dajale ak booloo mais est-ce que yéen a ngi bàyyi xel aussi xam nga réew mi dafa am nu mu tëddee Sénégal réew mu compliqué la parce que diine yi bu ñu ko waxee daan tudd tarixa yi et cetera mais am na beneen réalité xam nga socio-culturelle lañ ko duppee mooy kër aada yi. ma joxe benn exemple comme Dakar am na grand sëriñ de Dakar c'est une façon de vous dire que am na loo xam ne lii diine dàq ko te mu ngi ci suñu cosaan est-ce que ñooñu yéen a ngi leen di bàyyi xel. ñu ngi bàyyi xel ñëpp ñu ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ñëpp taxawee nañ ay valeurs. voilà ay culture ak taarix yu am solo ci réew mi. te ndegam ñi ngi bàyyi xel jàngu bi. voilà jàpp nañ ne suñu ay mbokk lañ. ñoo xamee ni ñoo bokk réew mi. ñu war a dëkk gu rafet dëkk gu sell. bien sûr te it ñu am ci exemplarité bu am solo mooy diggante jullit ak chrétien ci réew mi nga xam dëkk bu rafet bi ñuy dëkk loolu ñu fexe tamit mu doon modèle sénégalais. ñu consolider ko dëgëral. xamee ni dañ ko war a dëgëral dañ ko war a yaatal fexe tamit ci ay coow yi ci am ci diggante bi yenn saay ci yenn questions yi gis nañ question Jeanne d'Arc daaw. ci question voile ak question yooyu. mu bañ a nekk loo xam ne dañuy toog rek ba mu ne xës suñu kaw. waaye ñu koy prévoir. di ko waxtaanee ñoom ay waxtaan. surtout donc cadre bi même bi ci mbiru Jeanne d'Arc bi amee dem nañ ba toog ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy kilifa jàng bi ci jàngu bi waxtaan ak ñoom jéem a wut ay pexe kon loolu it bokk na. ci luy dalal réew mi di fexe fànq ay coow. wala ay jafe-jafe yoo xamee ni dina juddu ci diggante nit ñi ci diggante kuréelu diine yi loolu yëpp bokk na ci li nga xamee ni moom la cadre bi teg. di ko bàyyi xel pare. di ko exactement fexe tamit fépp foo xamee ni ña ngi fay xalaate di fa takk. di taxawal loo xamee ni ci avenir u réew mi la jëm kuréelu diine yi ñu mën leen faa woo
ñu bañ a continuer di am ay frustration fu ñuy wootee par exemple lu mel ni mbas mi président woo na ñu bari waaye kuréelu diine yi moom sax nangu na ne daf leen a waroon a woo ñoom tamit yooyu day tax kuréel surtout imaam yi surtout waaw ñooñ diine daal di jàpp ne ñii kat vraiment dañuy wax rek mais boolewuñ ñu seen suñ ci mbir yi te loolu day jur tamit ay frustration donc effectivement association imam yi mënoon nañ leen woo kuréel gu mel ni cadre bi nga xamee ni kuréel yi mu boole bari na mënoon nañ ko woo mu parce que li nga xamee ni moom la ñuy wax souvent mooy mais bu ñu woowee ñii dañuy mer yombul waaye nag léegi dañoo toll ci mais tamit mënuñoo woo ñëpp tamit benn ère bu bees lañ toll ère bi bees bu ñu toll mooy ère collectif fi booloo kuréelu diine yi ñoom comprendre nañ loolu léegi moo tax lu mel ni cadre bi existé parce que avant doon na gën a jafe léegi nii ñëpp xam nañ ne booloo gi mooy tax fu ñu waxee ñu dégluñu wala fu ñuy wootee wax ñu mën ñoo woo du hasard ñu toog ba yàgg bu ñu ne ñu dialogue national bi avant mbas mi dañoo bëgg ngeen ñëw waaw parce que xanaa ku nekk ci diine kay kaay ñu booloo war nga déglu leen ngeen wax ñu tamit seen xalaat ci économie kuréelu diine yi dañ leen war a laaj ci économie bien sûr laaj leen ci politique am nañu ko ci jàng lu bari laaj leen ci mbas mi laaj leen ci lu ne ndax dafa am loo xamee ni kenn mënu koo fee dindi mooy ngëm-ngëm bi nekk ci sénégalais bi fi nga mën a jaar ba laal xolam ba laal li nga xamee ni mooy pasteefam li ko yëngal mu jóg génne alalam génne ñaqam loolu Sénégal fii diine rek la kese waaw soo ko comprendre nag réew mi da ciy profité bu baax a baax waaye boo ko comprendrewul frustration yu bari lay jur loolu lañ bëgg ñu bàyyi ko xel kon léegi yenn saa yi di ngeen am ñetti rôle yu ngeen di jouer am ngeen rôle alerte am rôle participatif am tamit loolu application doxal li ngeen ñetti éléments yëpp am ngeen ko ñetti éléments yëpp la ñuy taxawee te ci suñu biir am na façon profil bu nekk parfait may wax ne suñu président maa ngi koy nuyu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine ñu ngi koy nuyu bu baax Cheikh Serigne Cheikh nekk baykat nekk waaw Cheikh waaye Cheikh nit ku baax la dafa naqaree jot rek léeg-léeg maa ngi moom ñu daje waaye soxna Fatou Sarr Sow moom mooy suñ trésorière xam naa ko bu baax vice président yi duma fi nekk di leen lim waaye ñëpp xam nañ ni ay personnalité yu am solo lañ yu am jàng yu kawe bien sûr moo tax tamit niveau bi nga xamee ni moom la cadre bi yegg mu teel fa yegg maanaam ñi ko ŋànk da cee bari ñoo xam ne ni dañoo am taxawaay am expérience te booloo gi ñor leen lool parce que c'est-à-dire que cadre bi li ngeen di def su ngeen acte bu ngeen posé rek defal nga ko murid bi defal nga ko tijaan bi defal nga ko cadre bi defal nga ko le sénégalais en tout cas le sénégalais lambda exactement te it c'est important foo xamee ni taxaw nañ fa da ngay gis taxawaay bi ñi nga xam ne noonu lay demee ni muy symboliser booloo bi nga xamee ni moom la kuréeli diine yi booloo alxamis war na am arafat bien sûr ci moom la ñu war a def ñu bari ñu daan dem màkka ren demuñu war nañoo fexe daje def maanaam célébrer arafat célébration bu am solo ñu ngi koy waajal Masaalikul Jinaan très bien ñuy ñaan sénégalais yëpp ñu teew fa xam ne kuréelu diine yëpp ñoo ci war a participer mu doon tamit bis bu am solo bu ñuy waajal kon li nga xamee ni daal moom lay symboliser surtout moom mooy booloo gi nga xamee ni moom la sénégalais yi ak seeni kuréelu diine booloo d'accord doon liggéey boo xam ni it ñu ngi ciy sant bu baax ma koy répéter Sud FM ndax ku nekk gis na seen tax Sud FM da cee bokk xam nga maa ngi fi tey effectivement waaw merci ci desk religieux aussi waaw maa ngi leen ci nuyu di leen ci ziar bu baax a baax seen taxawaay rafet d'accord xam naa ci loolu par exemple maanaam tey cadre unitaire bi ngay wax nii est-ce que par exemple tey su màggal Touba jubli si woon à un mois di màggal dañ tàmbali di waxtaan fu ñuy jaar wala dañuy bàyyi ba màggal gi ñëw ñu ne xërëb ci biir màggal gi wala dañoo am ay branche yu ñu ciy waxtaaneek ñenn ñi bu ñëwee nu ñu war a def wala nangam wala. xam nga fi mu nekk nii muy màggal muy gàmmu. muy appel laayeen. waaw ci ndaje yi fi am rek waaw. yëpp damaa joxe exemple boobu rek. kuréel yi nga xamee ni ñoo leen di saytu. ci cadre bi lañ bokk.
donc balaa yooyu di ñëw yëpp lépp loo xam ne dinañ ko ci organiser comme manifestation scientifique. dañ koy discuter invité ci ñi nga xam ne ni ñoom lañ ci war a invité ci biir cadre bi tey jii nii foo ci dem ci fépp ci manifestation yooyu boo fa demee fekk waa cadre bi toog wër ànd ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk ci cadre bi tey taxawu manifestation yooyu donc mun naa wax ne soo demee appel laa yéen tey comité scientifique bi manifestation ba muy organiser boo demee cadre bi daanaka moo koy organiser. très bien mais ci donc noonu lañ ko gisee mu doon solidarité. maanaam fu ne di këram. fu ne di këram fu mu dem mu nekk këram. ñuy def aussi tournée boo xamee ni def nañ ko ci réew mi yëpp dem taseeg xalifa yëpp. wax gën cee waxtaan ak ñoom. mais pourtant est-ce que yéen amu leen lu ngeen niróole ak waa AIS. AIS ci cadre bi la bokk. waaye daanaka ñoo bokk mission. hadaf bi mission bi moom mooy fexe njàngu mag ñi. wala boog njàngale. ñu ngi nuyu wàlla sëñ Cheikh Mbacke waaw. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar. donc njàngale mag ñi ñu saytu ko ñu protéger ko waaye aussi ñu fexe transmettre ko. maanaam fexe suñu ay doom ak suñuy sët jot ci ndax li ñuy bañ mooy leneen këf leen. te pour loolu yomb. maanaam ci réseaux sociaux yi rek doy na tey jii nii loo bëgg ñu gis ko jaarale ko ci réseaux sociaux jaarale ko ci film jaarale ko ci téléfilm wala théâtre malheureusement yooyu yëpp ay jàngalekaayu lu bon la fi mu toll nii lu ci ëpp waaw si bëgg ñu nit fa nga xamee ni fa lañ koy jàngalee fa nga xamee ni fa lañ koy diffuser bu ñu fa demee it fekk fa njàngale mag ñi donc mu ñu fekk ci yoon wi effectivement ay organisation yu mel ni AIS fekk ci aussi kuréelu diine yi nga xam ne ñoom ñooy saytu xam-xam ci tarixa yépp waaye aussi fekk ci ay organisation même yu mel ni ay jamaatu Ibaadu Rahman ndax da ngay gis ne ñoom ci seen bopp ci seen démarche fépp fu ñu fekk njàngaleem mag dañ koy protéger fépp fu ñu région bu ñu dugg même bu ñu fa sosee seeni école jël mag mu nga xamee ni moom la ñu fa gën a xam tuddee ko école ba loolu yëpp ay Ibaadu Rahman ñoom liggéey bu am solo la ñuy def ñooñu solo lañ ciy def et puis yàgg nañ ko def aussi yàgg nañ ko def màggal bu amee gàmm bu amee ñu yóbbu seen ay docteur ñu dem xam nga ñooñu maanaam ñoo xamee ni daal dañoo bëgg a booloo ñoom non c'est que ñoom dañoo am esprit d'ouverture bu am solo et puis ay boroomi xam-xam lañ waaye Ibaadu Rahman Amir Abdoulaye Lam bu baax Abdoulaye waaw non ñu baax lañ ay nit ñu waayam bu baax a baax nit ñu parce que ñoom ñoo bokk réew mi te ay jàngkat lañ waaw voilà moom mbokk yi ba léegi ñi ngi ak kii di Cheikh Gueye bokk ci cadre unitaire bi nga xam ne l'islam moo ko tax a jóg fii ci biir Sénégal ak boole kër diine yi sàmm itam li nga xamee ne moom la fi mag ñi bàyyi woon démb ak bërki démb itam bañ itam këf bi li nga wax nga baat bu am solo bañ lu leen këf ndax itam léegi li xew ci àddina bi ak soppeeku yi am te réew mi dañ ko war a aar dañ ko war a protéger ci yeneen idéologie yi nga xam ne dañuy jóge feneen ñëw fëq suñu frontières yi liñ fi tëral ñu njàggi ko te gis nañ ne tamit li ñëpp teg seen bët mooy réew mun ko tàbbal jàmm moom jeex na fa loolu moom xamulu ko suñu borom defee waaye daal fu ñu tàbbi rek jàmm jeex na fa ay rayante ay toj jàkk ay nangam bon gis réew yoo xam ne dañuy def ñaari junni at wala ñaar téeméeri at di tabax jàmm benn minute ci wax wala benn événement yàq lañu tabaxoon yëpp muy jeex voilà surtout au nord au Nigéria loolu moo leen daal pratiquement moo tax nag taxawaay bi lépp luñ ci yëkkati doyul te it ñëpp ci war a jàpp cadre bi ci lu wér dafa wone rek ne lii mën na nekk yoon wi waaye bu ñu sañoon tey muy nguur gi muy askan wi yëpp ñoo ciy jàpp xam ne lii mooy bunt bi nga xam ne moo ñuy may jàmm ñun ñëpp ci lu wér ak a wóor ba tax képp kuy jublu ci jaamu yàlla képp kuy jublu sa activité comme képp kuy politique bu jàmm amul déedéet doo dem kon nag mu doon liggéeyu ñëpp loo xamee ni ñëpp ñoo ci war a jàpp ñuy rafetlu bu baax vraiment taxawaayu kuréelu diine yëpp bi ñu seetee sëñ Muntaxa mu tuddee kuréel gi mu tuddaat kuréel gi moom mooy jabhatul islamiya mu doon yaakaar bu mu am yaakaar ci ne kuréel googu dina indi fépp foo xamee ni en tout cas war nañ fa défendre suñu modèle bi nga xamee ni mooy modèlu Sénégal
nga xam ne fu nekk lañ koy tudd naan Sénégal de am na jàmm lii ak lii ak lii buñ ko gëstoo moo tax jàmm jooju am fi modèle boobu ñu mën koo gën a saytu. très bien gën a xóotal njàngat bi ci li koy dëgëral jublu nag ci dëgëral ko. très bien Cheikh xam naa ne ñu ngi ci catal waxtaan wi delluwaat di la sant bu baax a baax di la gërëm su fekkee amul loo fàtte di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Sy mi nga xam ne tam moo jiite cadre bi yow tamit di la sargal bu baax a baax vraiment ci sa disponibilité xatoon na lool waaye yàlla dogal na nga def ci pas-pas bu am solo tey looy conclure tey en général looy voilà. tey daal su ma sañoon d'abord ñaan nawet bi nga xamee ni door na yàlla may ñu yegg jàmm amiin li nga xamee ni nekk na mbas nekk feebar bi dugg ci réew mi dugg ci àdduna bi yëpp yàlla may ñu ci ñu génn ci jàmm mu génn ci réew mi waaye it mu génn Afrique génn ci àdduna bi yëpp ndax fépp fu mu des ci àdduna bi mën nañ jàpp ne génnul suñu réew ndax mën na fee dellu si waaye ñu ñaan sénégalais yi ñu yokk seen pas-pas yokk seen pas-pas ci moytu ci xeex surtout jamono ji nga xam ne ni ñi ngi waajal tabaski doon jamono boo xam ne nit ñi dañuy dem seeni dëkk raj-rajloo bi dina bari ci transport en commun yi nit ñi it dinañ dem ku ci nekk ca gox ba nga dëkk ñu fàttaliku ne ku ci nekk mën nga koo yor te doo ko yëg nga xam ni boo demee fa nga yóbbul leen ay masque yow sa bopp nga takk masque mag ña fa nekk ñu sàmm leen ndax mag ñi la gën a sonnal ñu fexe aussi ci xeex boobu lépp loo xam ne joxe nañ ko ci ay ndigal muy raxas loxo yi ñu gën cee farlu ci surtout ci tabaski gi ci rendim xar mi ci kii yooyu yëpp dafa laaj set mu bees moo xam ne dañ ko cee war a indi waaye ñu xam ne li muy rey fi mu nekk nii bari na lool taxawaay bu bees la laaj boo xam ni bëgg nañu pas-pas bi nga xam ne moom nañu xam ne sénégalais yi ci jëf lu baax ci jëf lu leen di sàmm ak luy dimbalante ci réew mi ñu convoqué loolu maanaam ñu fexe daal gën a taxaw ci lu mel noonu ngir mën a xeex mbas mi ba mbas mi jóge fi te ñaan tamit nag yàlla ndax moo ko fiy jëlee incha allah ñaan mënta ñàkk mu jëlee ko fi incha allah te musal ñun ñëpp di ñaan yàlla aussi mu gën a jàppale réew mi ci booloo ci boole xol yi amiin ci nit ñi gën a ànd gën a dimbalante asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Gueye jërëjëf itam mbokk yi nga xamee ne ñu ngi ñu doon déglu tey ñu ngi doon waxtaane cadre unitaire bi nga xamee ne l'islam rek ko tax a jóg waaye itam boole kër mag ñi boole l'islam bi boole association islamique yëpp ñi réew mi nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo ngir jàmm ji nga xam ne démb ak bërki démb bi mag ñi tabaxoon nañ ko fi dara bañ koo jaxase dara bañ koo yàq ñu ndax loolu rek mooy tax réew mu aaru ndax lu ko laal rek mën na andi lu ne kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant mbokk yi ñu doon déglu kon incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen invité wasalaam amu leen morom jërë ngeen jëf